ne moom moo di ay gaañu boobule accident mi ngi dox ci diggante benn camion ak benn taxi clando daañu wax itam ci ñoo lànk ñoo bañ doxu ñaxtu bi nga xam ne ñoo ngi ko doon am dooree ko ca université Cheikh Anta Diop bu Ndakaaru daal di koy jeexalee foofee nga xam ne moom moo di ca rond point bu RTS li ñu xam le moom moo di daañu làbbali ngir lekk am li ñu bëgg moom moo di ñu daal di bàyyi Guy Marius Sagna mu dellu ci njabootam waaye tamit ñu wàññi bu baax a baax li nga xam ne moom moo di njëgug courant bi jamono yee Macky Sall di njiitum réew mi daal nay weddi ba set lànk bi nga xam ne rek aaye bi nga xam ne ñu ngi koy aaye yenn ci ay doxu ñaxtu fii ci réew bu Sénégal ginnaaw fukki at ak juróom-ñeent nga xam ne étudiants yi nekk ci université Cheikh Anta Diop bu Ndakaaru ñu ngi fàttaliku ki nga xam ne moom moo di Balla Gaye nga xam ne faatoon nañ ko ginnaaw rek ay jàmmaarloo yu amoon ci way takk der yi ak itam ñi nga xam ne ñoom ñoo di étudiants yi tey ji nag xëy nañ wàcceel ko kaamil jàng fa ay xasir daañu wax itam ci feebar bi nga xam ne lëmb na réew mi jamono yi àdduna wërngal këpp la ñuy wax di coronavirus réew bu Sénégal daal nay jël bépp matuwaay boo xamante ni war na ci wàll wi ngir rek boobule tawat du egg ci fii ci réew bu Sénégal mbokk yi lii lee di ponk yi bu ngeen taaxirloo daañu faram-fàcce. jërë ngeen jëf ci rafetlu beeg ànd beeg télévision Futurs Médias ni ñu leen junjee woon xibaar yi ci bopp bi noonu lañ koy dooree ab accident bu am foofee nga xam ne moom moo di ca diggante Fass Boye ak Diogo nekk ca commune bu Daaru Xuddoos ca département bu Tivaouane ba tax ñett ci ay doomi aadama daal di ci ñàkk seeni ay bakkan ñu bëri nag am ci ay gaañu bile accident mi ngi dox ci diggante ab camion ak itam benn ndambaar bu ndaw ñu koy woowee taxi clando Cheikh Anta Diop ak Seylatir. ñetti nit de ñoom ñoo faatu ci accident bi ci tàng-tàng bi am ñeneen ñu ci am ay gaañu-gaañu yu metti di ab accident bu am tey ji ci suba ci diggante Fass Boye ak Diogo ab camion boo xamante ni dafa yaboon ay marchandises mbëkkante nag ak ab taxi clando boo xamante ni dafa yaboon juróomi nit ñett de ñoom ñoo ci ñàkk seen bakkan bokk ci ab tout tànk ñenn ci ni ko fekkee nee nañ nag accident yi daanaka day bari lool ci diggante fi nga xamante ne moom mooy Diogo ndéem sax am na ab poste gendarmerie boo xamante ne waa GCO tabax nañu ko fii waaye taxul nag accident yi bari na lool ñoom sax ñu ngi ciy sàkku nag rawatina tali bi nga xamante ne moom moo jógee zone des Niayes romb Diogo ngir dem Ndar loolee tax askan wi nga xamante ne ñoo ñoo dëkke fii ci diggante Fass Boye ak Diogo ba xonq yooyu ñu ngi sàkku nag ci kilifa yi ñu taxaw ci def ay doodaan wala sax ñuy teg ay takk der yoo xamante ne daañu mën a taxaw ci tali bi ngir chauffeur si di mën a daw ndànk. jërëjëf. ñu di ko jaajëfal bu baax a baax moom Cheikh Anta Diop dañuy wax ci leneen ñoo lànk ñoo bañ làbbaliwaat nañ ni ki tey jii bi ñetti waxtu jotee ab doxu ñaxtu bu ñu tàmbalee ci université Cheikh Anta Diop bu Ndakaaru jeexale ko foofee nga xam ne moom moo di ca rond point bu RTS li ñu bëgg bokk na ci ñu wàññi bu baax a baax li nga xam ne moom moo di njëgu courant bi waaye itam ñu bàyyi bu baax ki nga xam ne moom moo di Guy Marius Sagna mu delluwaat ci njabootam Habib Faye Mardien. yokk njëgum mbëj gi lépp xeluk askan wi li tax mbootaay gii di ñoo lànk wàccaat ci mbedd mi ngir lotaabe gannaaw ba calaw li nangoo li ni mel ñoom ñu lëkkaloo pas yéene doon akub say ñaar la ñu am def ko ci jàmm wala wëlbu ci dëkk bi te wax dëgg yàlla dañoo bëgg réew mi parce que li ñu bëgg toftalee ñu ko duñ ko nangu ñun duñu ay nitu fitna duñu ay bandi duñu ay délinquant Sénégal dañ koo bëgg. on en a marre trop c'est trop tout est cher ñu ngi yàq alalu réew mi. te loolu tax loolu ñu teg ko fi. il croyait que étudiants yi duñ génn moi en tant qu'étudiant maa ngi nii te je suis fier de voir que les étudiants qui sont là en train de montrer leur mécontentement vis-à-vis du régime de Macky Sall. seeni nakar dëddoogul leen ba léegi li ñu bëgg moo di seen naataango gi nekk ci kaso bi ñu bàyyi ko. naqaru xol la mu naqari sénégalais yëpp tamit ndax dañoo seetlu ne le 29 novembre ba mu génnee moom ak yeneen dañ leen bàyyi ñoom ñëpp ñu téye ko moom kese mu mel ni nag président Macky Sall nag loolu la ci doon ut waaye du moom kese. ñëpp la metti parce que amuloon benn danger boo xam ne Guy Marius Sagna yor na ko parce que garde yi nekkoon foofu ñoo ko obligé dugal ko dans si poste de police bi pour téye ko foofu. xalaatuñ ko bu jëree sax ñu dem ba pale xanaa déggoo li ma la wax bu jëree ñu dem ba ci pale jaran nañ ko parce que Guy Marius Sagna duñ gën a gore. bile feeñu ñoo lànk ànd ca ak ndongo ya nekk ca daara ju kawe gii di Cheikh Anta Diop ñu àddu ne wàñse gi metti na. dañoo yàq suñu alal ba pare bëgg ñun ñu fay ko ñun duñu nangu loolu du mës a def ñu fay courant Guy Marius Sagna nañ ko bàyyi. ñun les étudiants on est là
on a nos qualifications on n'a pas de boulot am ñu liggéey suñu parents nan la ñu mën a def pour loolu yooyu yëpp pour couvrir toutes ces dépenses là je pense que c'est un problème. bi la yoon nag amal nañ doxub ñaxtu bu amul xañ pexte ñoo lànk dugoo nguur gi mu bàyyi xel askan wi te jëfe la mu diggee woon. ñeel na la Habib Faye dañuy wax ci leneen njiitum réew bu Sénégal moom Macky Sall daal nay weddi ba set ñenn ci ñi nga xam ne rek ñoom ñoo di askan wi li ñuy wax mu di day lànkal ay doxu ñaxtu yoo xamante ni ñenn ci askan wi ñu ngi koy bëgg amal fii ci réew bu Sénégal mi ngi xam le lu ni mel ci ab lancement bu projet buñ doon amal Macky Sall Ousseynou Thiam Ahmadou Bamba Samb ñoo taataan ay kàddoom. Vous savez très bien que le Sénégal est une démocratie. On le sait. xam ngeen ni xel ni Sénégal réewum démocratie la loolu kenn du ko naatable lépp lu jëm ci wàllu exercice liberté publique yi sartum réew mi daf koo garantir loolu moom kenn du ci werante bu fekkee nag yenn saa yi mu jur gàllankoor ci dem ak dikk wala kaaraange askan wi ki nga xamante ni moom lañ dénk wàll woowu di autorité administrative jaaree ko ci préfet moom mooy xool ndax day may am déet su fekkente ni kon day salfaañe rek lépp loo xamante ni kon kaaraangeek askan wi la mais bu fekkente ni wàllu autorisation la loolu moom règle la tere gi moom mooy exception te liy chiffres yi ñu yor firndeel na ko ci atum 2019 lu toll ci ñeenti junni ak juróom-ñett téeméer ak ñaar fukk ak juróom-ñetti ci déclaration de manifestation téeméer ak fukk ak juróom-ñett rek lañ ci tere mu mel ni kon téeméer boo jël ñaar ya lu topp lëf rek lañ fi tere ci troisième trimestre ci atum 2019 it naka noonu ñeenti téeméer ak ñaar fukk ak juróom-ñett ak ñeenti déclaration yi juróom-ñaar fukk ak benn kott la ci autorité administrative kon daal di tere li ci des yëpp dañ koo maye muy lu am solo mais nag bu fekkente ni nit dafa jóg ne day dox njaxtu ca place de l'indépendance wala ca kanam palais ba kooku bëggul jàmm marche moom dañ koy toléré bu fekkente ni kon autorité administrative bi kon saytu ne gis njariñ la su fekkente ni autorité bi nangu na ko kon amul benn problème te da ngay gis bu fekkente ni tamit nangu nañ boobee marche police ñoom ñoo koy encadré sapeur pompier yi nekk seen ginnaaw ñi nga xamante ñoom ñooy su ko defee ku ci am tolof sax ñu daal di lay di. La police encadre la marche et que les sapeurs soient derrière pour les marcheurs fatigués pour qu'ils bénéficient d'une assistance. ñu àddu ci langue ko politique fii ci réew bu Sénégal mu mel ni xiiroo ngaayoo bi nga xam ne rek mi ngi am ci coalition Macky 2012 ki nga xam ne moom moo di Jean-Paul Diaz rafetlu ko benn yoon li mu xam le moom moo di loolee nag du bëgg-bëggu li ki nga xam ne rek moom moo di njiitum réew mi ba tax rek muy sàkku ci ki nga xam ne moom moo di Macky Sall mu indi ay leeral ci mbir mu ni mel Alxasan Ba Jaafara Ba. diggante ñi ñu dàq ak ñi nga xamante ni dañ leen ajandeegum loolu la ñu nemmeeku ci coalition Macky 2012 Jean-Paul Diaz nee na comprendre li ni mel mu jàpp ni sax yenn doxalin yi war nañ ko dépasser. xiiroo bi ngaayoo bi et cetera mais jaru ko parce que bu fekkee Macky Sall la ñuy yaakaar ne moom lañ koy defal moom faalewu leen Macky 2012 itteelu ko amul poste significatif fii boo xam ne Macky 2012 téye na ko amul. alors yooyu mooy indi bon les uns et les autres se disent mais xëy na man noonu laa ko gisee su ma jàngat mooy loolu ñenn ñi dañu ne nañu yëngatu xëy na ñu mun a feeñ Macky xool gis ñu et cetera mais Macky daf leen fàllewul loolu mooy dëgg bi. bu ñuy wéyee nag ndax duñu nemmeeku xaajaloo biir coalition bi. man du ma gisaane kat xaw ma la ne xew suba mais lii daal boo yëboo gaay bàyyi ko. ak li ci mënti am. moom Jean-Paul Diaz jàpp ni am na ñi nga xamante ni ñoo nekk ci gannaaw te bokkuñu biir coalition bi di manœuvrer ngir fexe ba coalition bi tas. loolu moo amoon en 2012 gëm naa ne loolu moo amaat temps yii waaw peut-être des clans ñuy xëcc fii ñuy xëcc ñeneen loolu gëm naa ko mais nag ñoom amuñu benn faute kenn waru leen sikk seen calcul la ñuy def mais ñii nekk ci jeu bi. di topp jeu boobu waa Macky 2012 di topp jeu boobu ñooñu ñoo am erreur. mu jàpp ni itam njiit réew mi Macky Sall moo war a régler situation biir coalition Macky 2012 Jean-Paul Diaz di fàttali li nga xamante ni jàpp ni taarix la mooy coalition Macky 2012 moo fal kii di président Macky Sall ci at woowulee mu jàpp ni sax dafa mel ni dañu falsifié lii di taarix. te boo seetee sax deuxième tour bulletin yi Macky 2012 ñu binduñu ci leneen. Macky 2012 ñu bind mais nag bi Macky Sall faloo moom ci boppam dafa dal di mel ni ku xeeb Macky 2012
Alassane Ba cant ak ngërëm ñeel na la mbokk yi dañuy wax ci leneen lu soxal wàllu wér-gu-yaram coronavirus feebar bi nga xam ne feeñ na ca Chine yéen a ngi koy bëgg miin ci dégg-dégg fii ci réew bu Sénégal nag bépp matuwaay boo xamante nii rek war na ci wàllu wi daañ ko jël ba noppi ki nga xam ne li ni mel di docteur Aloyse Waly Diouf ki nga xam ne moom moo di Aminata Mbaré Sow Gervais Yao ñoo jàkkaarloo woon ak moom. mu doon ab jàngoro bu tiital àddina bi yépp loolu waral organisation mondiale de la santé daal dina koy classé urgence de santé publique de portée internationale ay téeméeri nit daal di ciy faatu fële ci Chine fii ci Sénégal ñu ngi moytundiku di jël matuwaay yépp. dispositif boobu gis ngeen ko ci frontières yi. maanaam teg nañu ci frontières yi muy aéroport ak ci port ak frontière terrestre yi benn dispositif yëpp boo xam ne dañ ci ànd ak yeneen ministère parce que prise en charge bi dafay prise en charge boo xam multisectoriel la yeneen ministère comme ministère de l'intérieur ministère des transports aériens pour fexe ba ñëpp ñiy dugg ñu mën a am contrôle boo xam ne contrôle sanitaire aux frontières bu mucc ayib la. di jël matuwaay yi ngir feebar boobule bañ a dugg waaye tamit bu demoon ba mu dugg sax Sénégal tey jii am na jumtuwaay ak ressources humaines yu mat ngir ñu mën koo faj. hôpitaux yi nga xam ne ñoo war a jël en charge cas yi hôpitaux yooyu aussi ñu ngi liggéey ak ñoom pour gën leen dooleel ndax bu amee cas ñu mën ko jël en charge précocement defe naa Sénégal am na léegi expérience boo xam ne te loolu baax na ñu koy wax askan wi am na expérience boo xam ne ci wàllum gestion épidémie ak ci prévention épidémie am nañu expérience boo xam ne mën nañ ci sukkandiku pour gën a dooleel suñu xeex ak coronavirus. dispositif boobu aussi dinañu permettre bés bu kaa amee ñu mën a agir de manière précoce loolu tamit lu am solo la nit ñi xam ko parce que souvent dañu naan bu ñu tegee dispositif rek la pour maladie bi bañ a dugg la. dañoo woote benn lël ñun alliance ànd gësëm pour que gouvernement bi daal di jublu ci lu ma gën a gaaw ci problème mu technicien supérieur yi. parce que meilleure condition loolu nag defe naa ñu ngi ciy liggéey te du yàggati rek ñu mun a fexe ba suñu compatriotes yooyu en tout cas ñu ñibbisi. fii ak boobu nag kii di docteur Aloyse Diouf mu ngi dalal xel yi le ndaxte xam ne ni Sénégal du guleet ñuy am alerte yi ni mel. bu ñu fàttali ko crise Ebola bile fi mu toll ni ñu jàpp ne Sénégal am na jumtuwaay ak médecin yoo xam ni daañu mën a dëkku lépp lu fi dugg. Aminata Mbaré Sow Aloyse Waly Diouf kàddu yooyu nag mi ngi koy yëkkati ginnaaw ab ndaje boo xamante ni ñi séq wàllu wér-gu-yaram fii ci réew bu Sénégal doon nañ ko amal mu doon itam ab prox ndoll boo xamante ni ki nga xam ne moom moo di Mballo Dia Thiam daal na yëy yàbbi ci lépp lu soxal wàllu dundinu ko technicien supérieur yooyu dañuy teewlu ay kàddoom. dañoo woote benn lël ñun alliance ànd gësëm pour que gouvernement bi daal di jublu. ci lu ma gën a gaaw ci problème mu technicien supérieur yi. parce que technicien supérieur nekkul jotewul médecin waaye passé na infirmier kooku da nga koy jox gëddaam ci loolu nag la ñuy liggéey nii pour que gouvernement bi fexe ba bu génnee benn décret parce que liggéey nañ ci jamono yooyu ba gouvernement bi xamoon ni li OAS wax ak li ñu leen di former am na lu ñu naan gap maanaam am na lu nga xam ne dañ koy war a mottali ci seen njàng ak ci seeni comportement. ñu dem ba université Cheikh Anta Diop bu Ndakaaru ni ki tey jii nag ci suba ñi nga xam ne ñoom ñoo di étudiants yi nag doon nañ fàttaliku ki nga xam ne moom moo di Balla Gaye ginnaaw fukk ak juróom-ñeenti at nga xam ne daal na génn àddina ci ay jàmmaarloo boo xamante ni mi ngi doon am ci diggante way takk der yi ak ñi nga xam ne rek ñoom ñoo di étudiants yi ni ki tey xëy nañ daal di fa yëkkati ay xasida ak yeneen i ñaan yoo xamante ni amal nañu ko fi ngir jagleel ko kookee nga xam ne daal nay génn àddina Pape Fara ñi ngi Pape Sangone Mbaye. jàngum alxuraan mu sell di saraxe naka noonu def ay ñaan ñu jagleel ko kii di Balla Gaye ak yeneen étudiants yi nga xam ne faat nañ leen foofu ci université ba fukki at ak juróom-ñeent gannaaw gi collectif amical yi nekk ci université bi di fàttali seeni naataangoo. Balla Gaye suñu grand la suñu camarade la mi force de l'ordre rayoon en 2001 le 31 janvier. li waral ñu rey ko mooy dafa doon réclamer bourse étudiants yi doon réclamer des conditions meilleures pour ñun étudiants yi dëgg la bu muy am ñun ñëpp xale lañ
mais metti woon nañu ndax ñun ñëpp xam nañu ne jàngkat kenn waru koo rey parce que jàngkat mooy avenir nu réew mi. ñoom étudiants yi jàpp nañ ne sacrifice yi nga xam ne ñoom moom la ñu def li nu mel warta nax saay rawatina lu jëm ci wàllu bourse yi. waaw mbirum bourse bi problème buy persiste la même si am na avancement mais ñun lu ñuy ñaan mooy nañ ñuy déglu ndax ñun bu ñu sañoon duñ taxaw fii tey bu ñu sañoon étudiant du dee ñu taxaw fii tey ndax ñoom ñun chaque fois dañ leen di proposer mais ñoom dañuy xaar ba lii di am ñuy woo étudiants yi moo tax ñun bu ñu sañoon. mbirum bourse yi nañ déglu ñu lu ñu leen di proposé ñu def ko ñi bàyyi rester dans la communication pour régler les problèmes. collectif ba léegi nag ñu ngi laaj li nga xam ne moom moo nekk justice ci étudiants yi nga xam ne faat nañ leen. te boobu ba léegi presque 20 ans dara avancé wul moo tax ñun ñoo ngi wax nguur gi mu régler problème boobu ndax famille bi bëgg na xam lu tax ñi boom Balla Gaye bëgg na tam ñu wax ko kan moo ko boom. gannaaw njàngum alxuraan ak lépp li nga xam ne def nañ ko ci biir université bi ñoom fas yéene nañoo dem ca dëkk bu sell ba ji Tiwaawoon dajeek njabootu Balla Gaye daal di séddoog ñoom seen naqar. li nag mbokk yi ab téere la bu ñu xaati mu mel ni rek ab tontu la doomu réew bu Togo bile nag mi ngi tontu ki nga xam ne rek moom moo di njiit bu réew bu France Pape Fara ñi ngi ci leeral. tontu bi Emmanuel Macron daal di tontu benn étudiant burkinabé mu jàpp ne tontu bu jaarul yoon la looloo tax économiste Tegelo bi daal di xaatim ab ouvrage li nu mel ngir tontu président français bi. Déplacement au cours duquel il a eu à s'entretenir avec les étudiants de l'université. bi muy amal ngan ci Afrique foofu ca Burkina Faso moom nag ci la ko benn ndaw daal di laajee ci wàllu français fa beeg li nu mel mu ne ko bul jéem a nekk koo xam ne day contre li di colonialisme ak li nu mel tontu ko tontu bu ñagas daal ak leneen loo xam ne am na fa wàllu climatisation bi mu ne ko seen président daal bu mu nee réparer bu baax a baax li nga xam ne moo nekk clim bi bu boobaa di ngeen mën a génn nu leen neexee ci français fa bi ci laa nekkoon nag di nelaw daal di yeewu bi ma yeewu nag daal di bind sama livre ngir nit ab tontu ndax nag bu ñu xasee Afrique ñëpp noppi day mel ni ñun ñëpp ci ànd. Je me suis dit, il faut que je réponde. Parce que Camus a dit, chaque homme est responsable du crime de tous les autres. téere bi ñu duppee ko urgence africaine changeons le modèle de croissance loolu tamit bindkat bi dakaa def ngir mën a wax bu baax ci monnaie bu bees bi ñu tuddee éco. éco moom ak franc CFA daal benn lañ ko mën a jàppee gannaaw bi nga xam ne njiit yi daan nañuy wax ci wàllu taux d'échange bi nga xam ne fixe na par rapport à l'euro. ci wàllu transition bi tamit préciser wuñu ñaata at lay diire ak tamit fan lay yem xaalis bi daal maa ngi ko tuddee éco franc CFA. ñeenti critères yu mag la am ak ñaar yu ndaw li ñu mën a jàpp rek bu njëkk bi moom moo jëm ci wàllu déficit budgétaire jëm ci wàllu PIB bi nga xam ne warta yées wala sax mu daal di tolloog 3% leneen di wàllu critère bi mu ngi lié ak taux d'inflation bi. Un taux d'inflation inférieur à 5%. économiste Tegelo bi nag doomu Sénégal yi nga xam ne ay économistes yi ñu mag daal di koy wër mu daal di présenter li nga xam ne moo nekk livre am bu yees bi nga xam ne ay laaj yu bëree bëri la ci amal naka noonu ci digganteem ak boppam ngir fexe ba yee ñu bëri ci doomu Afrique. yenn ci ay entreprise yoo xamante ni ñu ngi koy sanc fii ci réew bu Sénégal mu mel ni yenn saa yi day jege loola li nga xam ne moom moo di makkaan yi ba tax bu jëye amee askan wi seen bopp nag ñoom ñoo ci loru kii li nga xam ne xam-xamam dafa màcc jëm ci wàllu sécurité nag di Amadou Kanar Diop daal nay àddu ci wàllu woowu waaye tam mu mel ni rafetluwul benn yoon lu ni mel ab tënk boo xamante ni Ousseynou Diop Habib Seck defal nañu ko. jamono ji ñuy nemmeeku ay bërëbu liggéeyukaay di tàkk la say ñuul mooy yu ci bare ci yooyu entreprise dañuy dëkk ak lii di ay kër mu doon lu kéemaane ci kàddu Amadou Kanar Diop expert en sécurité civile li mu mën a jur ci jëye dafa bare. mooy këru entreprise dëkkuwaay kër yëf dëkkuwaay yëfu gën a jege war nañoo nekk ci 500 mètres ak entreprise bi loolu nag ñi ngi koy bayle ba entreprise dëkkuwaay yi ñëw nañ ba dëkk ba sës ci entreprise bi te entreprise yu ci bari à risque la bu ñu jëlee exemple li xew démb Val d'Afrique pastille lañ ko xamaloon muy defar mais léegi mi ngi defar ay produits pharmaceutiques donc ay local bi foofu am na fa éther am na alcool ak yeneen. ci gis-gisam li am mi ngi law ci réew mi ci ay bërëb yu bare. li xew foofu nag xew na ci daanaka entreprise yëpp boo demee jëlee route de Rufisque bi nga gis dépôt mobile oil bi nga xam ne. ay barigo maanaam la naa ko tudde ay tànk yu bari yu ay xam ne ay millions litres carburant ñoo fa nekk
dëkkuwaaya mu ngi ko sës. expert en sécurité civile bi di araftu nguur gi ci xalaatam lu ni mel buñ ci jógul mën na indi yeneen i jéeya rawatina fi Sénégal jëm di xaar lii di pétrole ak gaz. emprise maanaam fi nit ñi war a toog digganteem ak établissement à risque yi muy entreprise yi muy pipeline SAR yi maanaam fi carburant bi jógee SAR jëm port muy fil haute tension yi muy gazoduc bi. yooyu yëpp règlement bi def nañ ko mais nit ñaa ngi ci dëkk ci foofu. ñu soppeekuwul nag soppi jikko yi soppi xar kanam gi soppi ni ñu war a def bis bu ñu amee pétrole gaz duñ ko jëriñoo na mu war a jëriñoo parce que jéey yu mag a mag la ñu indil. ñuy nemmeeku nag saa su ne ay entreprise yoo xamante ni dañuy tàkk ca wet ga ay kër na ca loolee nag ay jéey yu bare mën na ko indi mu ne day nguuru Sénégal ak code de l'environnement bi am na ay charte yoo xamante ni tëral nañ ko mu mel na kon dañ ko respecté wul. tey jii ci àjjuma ji bu minuit jotee Royaume-Uni dina génn rek ci li nga xam ne moom moo di Union européenne mu mel ni loolee bu amee dina gënal bu baax a baax tundu Afrique Modou Fall. gannaaw bi ñu àndee ñeenti at ak ñaari yoon yu ñu jéem a génn ci Union européenne bi tey jii nag Royaume-Uni daal dinay génn nit ki fanweeri fan ci weeru janvier ci ba minuit jotee lay wane loolee di ab kon accord boo xam te ni wane nañ ko ci seen génn phase bu njëkk bi. Brexit bi bu duggee en vigueur nag jàppaleen ni li nga xam te ni moo di diggante Royaume-Uni ak yenn ci partenaire am Afrique yi kon loolee dana doon loo xamante ni lu am solo lay doon ci Afrique ci yenn gis-gis yi daanaka gis-gis yi wuute nañ sax waaye économiste Joseph Boalo gis ni kon diggante Afrique ak Royaume-Uni léegi dana ratax goo xamante ni te ba noppi danañ amaat li nga xamante ni moo di seeni liberté daanaka nee na sax diggante boobee dañ ko yàgg nag ci biir Union européenne xanaa fàttali ni génn ci Union européenne ñu ngi ko yëkkati ginnaaw bi Theresa May ñëwee ci Afrique nekk nag jëwriñ ku njëkk bu britannique bu ñëw fii ci Afrique gannaaw juróomi at yu ñu toogee gisuñu benn jëwriñ Angleterre ci Afrique Angleterre nag daal di gisaat kon Afrique ci yeneen gët gis ni Afrique dafa di continent boo xamante ni réew yi am doole yi dañ ko bëgg ci teg yoxo am na kon suuf soo xamante ni dafa riche loolee tax nag kon mbooleem grande puissance bëgg fi dugg waaye ñenn ñi liñ jàpp ni Brexit bi kon dana am li nga xamante ni rek moo di impact bu négatif ndax li nga xamante ni moo di dimbal yi ñu doon jagleel dëkku Afrique yi dana wàññeeku lool FMI moom li mu jàpp rek nee na kon économie mondiale ci boppam mooy doon wittumu Brexit bi ñu ki tey ji fanweeri fan ci weeru janvier. Modou Fall cant ak ngërëm ñeel na la mbokk yi itam nag noonu ginnaaw booba ak léegi ngeen toppoon ñu ci xibaar yi ci kàllaamay Kocc rédaction bi di leen jox dig daje ci kanam tuuti Cheikh Tidiane Diaw noppi na ngir faram-fàccee xibaar yi ci kàllaamay tubaab lu moo loolee itam dañ leen di ñaanal jàmm bàyyi leen ak Aram Touré ci Soir d'info.